ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen bëggee di leen jaajëfal tey di leen dalal ci seen jàngat bu am solo trop te ñu dugg ci benn commune bu ñaan Djiddah Thiaroye Kao bokk ci les 16 communes du département de Pikine. Djiddah Thiaroye Kao avec une population estimée à plus de 150 000 habitants avec une superficie de 237 hectares. Donc Djiddah Thiaroye Kao mi ngi féete fi ñu naan le bassin versant du lac Tourou tey mu limité par Médina Gounass, Wakhinane Nimzatt, Yeumbeul Sud, Thiaroye Gare, Pikine Est, Pikine Nord et Sam Notaire. Djiddah Thiaroye Kao ñu ngi ko sos en 1996 et elle compte plus de 66 quartiers. Donc ñu am fa benn électorat bu am solo trop tey dañu def benn taxaw seetlu bu am solo ndax umpale woon li ñu ngi jëm ci mbirum campagne électorale bi nga xam ne moo lëmbi parti politique yi. Donc bëgg nañu étape bu ñu ci toll rek def ci jàngat taxaw seetlu ndax dañu toll ci jamono joo xam ne les jeunes sont très engagés mu am benn mouvement bu ñu naan jóg bañ Nakuru banlieue daal di dëkk fi nga naan fi ñu naan Djiddah Thiaroye Kao gaa dëkk nañ ci gox ba ñu ngi def ay réalisations yu am solo malgré lépp ñu ci bari ràññewuñ leen mais ils font un travail extraordinaire à Djiddah Thiaroye Kao. fan yi ñu gën ni boo leen xoolee marché Djiddah Thiaroye Kao ñu ñaan marché bu bees ndax Djiddah Thiaroye Kao boo xoolee am nañ fa ñetti marché ñu ngi nokk marché pënd marché bu bees ak marché ñetti mbaar. Marché bu bees nekk ci entre Djiddah Thiaroye Kao ak Wakhinane Nimzatt nekkoon ci xëccoo bu métti tey waa jóg bañ Nakuru banlieue def ci liggéey bu am solo ndax le maire les a appelés waxtaan ak ñoom ba mu waxtaanee ñoom ànd ak ñoom ci marché yi ba boo xoolee seex yi Ousseynou ak Assane ñi nga xam ne ñoo ci gën a représenté ci mouvement bi jàpp nañ leen ci tëj leen ci kaso et cetera tey ba ñu demee ba loolu passé les représentants du mouvement jóg bañ Nakuru banlieue en particulier seex yi kon muy jeunes yoo xam ne c'est des jeunes très engagés politique ñoru leen de seen gox moo leen ñor tey ñoom lañ fi dalal donc ñoom la ñuy dalal tey mais balaa ñu koy dalal rek dafay am question bu am solo bu ñu leen di posé ndax gis nañ réalisation yi nga xam ne le docteur Cheikh Dieng def na ko mu def benn sortie fan yi ñu génn mu ne tabax na fa benn marché moderne bu am solo. Parce que déjà nous avons détruit carrément le hangar donc marché aux poissons marché des légumes tabaxal leen fa un marché moderne. kon avant ñu jox parole Assane ñu def benn tour alentour marché bi daal di dikkaat ci plateau bi. waxtaan naa ñun nee na bu gañee dina defar marché bi waaye defaral la ko marché bi nag ñu koy bàyyi xel di ko seetaan ba xam fu mu liggéey bi waaye defaral la ko. parce que yéen ñaata jale lañ leen joxoon. jale lañ leen joxoon. juróom benn weer. léegi ñaata ngeen def fii. li ngeen def nañ fi laat weer bi daaw lañ ci duggoon ci koor bi. kon léegi kooku def na at lu teg. nga tey loolu marché bi nag nee na su gañee moom dina defar marché bi ay wax kenn du ko nag. waaw nee na bu gañee dina defar marché bi waaye defaral la ko ñu marché bi. dëgg la waaw. waaw jërëjëf sama joxal ma yaa jël ci ginnaaw bu dee kat. moom da ne bu gañee la ñu defar marché waa léegi yaay booy bu loolu weesoo yéen maanaam liggéey bi maanaam waroon naa pare liggéey bi pare bu yàgg waaye marché bi yàgg bi mu yàgg nga xam ne dafa yàgg depuis ay maire yi fi jàll ba léegi mënu leen am marché bu baax te da ngeen di fay tuuti di fere di def lépp waaye léegi yéen ak salte bi ngeen di dund yéen loolu naka ngeen ko gisee yéen.
waaye dige xam nga dige si lañ dëkk. nee na daf ñuy defar marché ba mu baax boo ba léegi bi ñu war a defar marché bi dafa yàgg te defaru ba léegi si ba fi mu toll nawet bi ñëw na ba ñëwaat bii mooy ñaari nawet boo xam ne dara sotteeku. waa léegi yéen est-ce que am ngeen tey ay douche wala ak ay wanag parce que nit fu mu mën a ne faaw léeg-léeg ngay soxla sa bopp marché bi xanaa lu mu bon woon xanaa am na ay wanag yu doy yu ngeen mën a ni. fii la benn douche benn moo fa nekk mu nekk douche benn moo fa nekk. ñaata at bi ngeen ñëwee bi marché bi sosoo ba tey jii. da nga ñëw koy xaar sa morom bu génnee nga dugg. ah loolu metti na de. looloo fi nekk da ngay xaar taxaw ba sonn léeg-léeg nga bëgg a tuur ndox te doo mën a tuur ndox ndax ki ngay ci biir day yàgg ba bëgg a dee bu génnee nga uyu ko dugg. marché bi moom nekk rek ndax ba ñu génnee ba tey juróom-benn weer la ñu waxoon te juróom-benn weer yi wees ñu ngi si naaj bi lay nekk si génn bu yàqu ñoo bëgg daal kuy defaral suñu marché laa yeggale ñu ko loolu la ñu ñaan yàlla loolu lañ bëgg ñu defaral ñu taxaw si daal. waaye yéen marché bi dañ leen di laaj ndax am na ay douche ak yooyu noonu ay toilettes ndax fépp fu nit nekk day am ay toilettes ak yooyu. benn toilette moo fi nekk loolu du bàyyi jaw da ngay koy ram sax nekk te marché bi ni mu mel ni war naa ëpp ñaari ñeenti douche war na fee nekk. kon Assane bisimilah. bisimilah sama gars yi maa ngi leen di siyaar di leen doole siyaar di siyaar Sénégal ñëpp di siyaar adduna ñëpp di si nekk sa tur ak sa sant di leen delloo njukkal di leen masawu coono ci jafe-jafe yi ñuy dund ak maanaam ñàkk am yëg-yëg bi nga xamante ne ñàkk nañ ko am yëg suñu njiit yi loolu maa ngi leen koy masawu coono di ko masawu coono adduna ñëpp du nuyu tamit ku si ne sa tur ak sa sant di leen gërëm tamit bu baax a baax waaw ku baax laaj boobu nga ma laaj dinaa sawar a tontu parce que marché modernisé bi nga wax ku dégg loolu xam ne lu garaaw la ñun jug nañu dem ba si marché bi dafa ay jéego waxtaan ak suñu maire yi si ban condition la fi ñëwee woon di waxtaan ak yéen parce que takk na fi ndiiraan def fi genre benn mbumbaay ni ànd ak nag teleem pour ñëw si marché bi waxtaan ak maire yi la moo fa indi woon munoo ñëw ni damay waxtaan ak yéen xool nu ma leen defaralee seen marché bi soo leen ma jàppalee ma defaral leen seen marché bi la waxtaan ak maire yi bi koy jógee nga ñëw si vidéo bi ni marché modernisé nga fa def yaa ngi préparé pour jël marché bi delloo maire yi maanaam ku si nekk sa place si lu pareegul chantier boo xam ni arrêté na lu yàgg mais maire yi fii ñu nekk fi ñu leen dajale pour l'instant fi ñuy jaayee jën moo gën a doon ñu Sénégal mbalit mi ñu doon wax looloo Sénégal bi bàyyi parce que mënuñu di jooy ay tawat si biir dëkk bi nga jël maire yi dajaleen leen ci benn ruq boo xamante ne nii ku si sëqat sax mu jaar sa gémmiñu morom romb sa nopp morom dugg si gémmiñu keneen kon bul taxaw naa ñu ay marché Sénégal di mel ni ay booy ngay waxal wala dañ leen di teg ngeen di foowee seen xel di nax askan wi loolu taxuñu fay toog yaaram dañuy wax askan wi lu waxu dañ leen fi teg pour ñu liggéey mais teguñu leen fi ay naxa sa xandang ak ay lu la neex nga def ko mel ni benn buur buy buum di buumi loolu falee lu wuñ leen ko fi maanaam yaaram. dañuy jox rek Ousseynou moom it mu sànni ci kàddoom ci marché modernisé yii nga xam ne wan nañ leen ko di Cheikh Dieng moomu monsieur le maire Cheikh Dieng moo ko fi def bisimilah. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum banlieue bi ñu ngi nuyu di leen masaw coono ci jafe-jafe yi ñuy dugg di nuyu association Jokalante naqaru banlieue combat yi nekk ñu porté woon ñëpp fekk ko muy yaay yi papa yi doom yi rakk yi jarbaat yi ku ci nekk bàyyi woon soo yiite combat yi amaloon la importance loolu taxul lu waraloon loolu ngir jafe-jafe yi ñuy dund ci biir marché bi suñu yaay
ak ñun ñi dëkk ci gox bi chaque nawet dañuy am problème marché bi amul benn sécurité lumière yi doyul boo fa duggee suñu yaay yëpp képp koo ci gis mbalitam day fay ñu tuurale ko ndox day fay ñu rootale ko benn douche publique moo fa am ci marché boo xam ne dina jël nombre 900 personnes wala 1 million personnes lu teg car macha allah ndax ñëpp xam nañ ni marché bu bees di marché bu ndaw le maire Cheikh Dieng ci ay waxam du bokk ñun suñuy wax nee na marché bi toj na ko tabaxoo def fi lu fi kenn deful dëgg la moderniser ko mais am na loo xam ne du làmmiñ moo koy wax te du ànd ak image lépp loo gis dafa war di ànd ak preuve nañu bàyyi di nax seen bopp di nax askan bi jafe-jafe yi doon xeex 2008 2009 ba 2021 jafe-jafe yooyu ba léegi génnu ci marché bi boo ñëwee da ngay fekk ordure bi marché bi xam na bu tawee day taawu buuj fajar gi ñemewoo sax génn sa kër ndax xaj yi nga xamante ni ñu ngi ci gauche droite foo génn ñu mbooloo marché bi day tilim ñun daal dañu doon saytu ci marché bi yëpp gisuñu ci lenn su taxawee nag ne dafa toj moderniser ko loolu ñun wàcc nañ ci terrain bi saytu nañ ko suñu yaay yi ci waxtaanee lépp lu ñu wax dégg nañ ko te xam naa ni image yi du ñun ñoo koy wax ñoom dinañ ko waxal seen bopp kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen masawu coono ci jafe-jafe yi. Merci beaucoup Ousseynou, merci beaucoup Assane de votre intervention pertinent. Comme j'ai l'habitude de le dire, seen taxawaay ici à Djiddah Thiaroye Kaw kenn dootu ko natable. Vous faites un magnifique travail. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, hein, allez dem leen ci bassin bi au salon de bassin, vous verrez des choses extraordinaires qu'ils ont fait. Et bañ koy def xaaruñu ci le maire, xaaruñu ci personne. Ils l'ont fait à leur propre moyen. Et donc di leen ci jaajëfal bu baax a baax vraiment alors ñu dellu ci marché ba recueillir l'information comme ni ñu ko doon defee rek deux jeunes ñu jël fa ñaari jeunes yi nga xam ne ñooy liggéey ci marché bi xool aussi ñoom aussi seen réaction sur la question à savoir le marché moderne de Djiddah Thiaroye Kaw daal di revenir sur le plateau pour dérouler émission bi. waaw ñun nag yàgg nañ ci marché bi quoi boobu léegi moom wax dëgg yàlla ba ñu changé suñu mairie yi boobu léegi yóbbu ñu Thiaroye mën naa ne difficulté rek la ñuy dund daal ndax mën naa ne Thiaroye mi ngi woon ci bon hectare ñu ngi nekkoon ci marché bi di liggéey commerce ñu ngi doon liggéey normal mais dañu fi jëlee daaneel suñuy bagage yàqate marché bi yàqate suñu besoins yu bëri xam nga ñoo def fi barrage bi nga xamante ni mi ngi ñu sonal lool defi barrage boo xam mi ngi ñu sonal boobu léegi mënuñu liggéey normal aussi li mu sombi sax gis ngeen ko mu ngi nii sama ginnaaw ba léegi mënul egg mbalit bi c'est la même chose dama bëgg nga jëlaale ma mbalit bi waaw c'est la même chose comme zéro te mi ngi noonu yàqal nañu suñu liggéey marché baa ngi ni dafa ñu joxoon délai la ñu joxoon ci marché bi 1 an 6 mois yi weesu na ñu ngi ci ñaata at fi mu doon léegi ñu dugg ci 2 ans boobu léegi marché bi laa rien fait maire yaa ngi fa la toog ni ñu war a liggéey normal liggéeyuñu ko ndax seen espace bi daa xat kon donc ñun lu ñu bëgg a wax ñun amuñu ci moom bokk tellement lu ñu neex daal ñun suñu gis-gis daal vraiment sonn nañ ci côté boobu buñ ci mënee jàppale ñu jël buñ ci mën a jàppale buñ amee beneen maire bu ko gën ñu jël ko quoi ñun loolu mooy suñu devoir à part ça c'est fini. ñoom daal buñ leen laajee maanaam tey jii bi nga nekkee fii ci marché bi ba léegi lan nga fi gis yow nga xam ne ci marché bi nga yaroo xam ko loo xamante ne am na fi te amu fi woon loo xam ne mën nañ ne monsieur le maire tamit. non gis ñu fi changement ndax ñun. boobaak léegi ñun ay jafe-jafe rek la ñuy dund ndax changement yaakaar naa bi am jafe-jafe dootul am mais démb la gënoon a neex ka tey la gën a métti moom ba par rapport ak démb ñun bañ fiy dund. te yéen bu ma juumul chaque fois yéen a ngi fay duudi di fay seen patente. ci génne seen xaalis impôt lépp la ñuy fay. mais léegi bu ñu xaymaa tey jii waxuma la sax diggante boobu ak léegi fukki at rek bu ko ay waa marché bi fayee impôt tey jii bu ñu xaymaa loolu yëpp loolu tey jii ni alal la joo xamante ne waroon na mun a defar marché bi. waaw mais comme ça yow gis nga yaa ko waxal sa bopp n'est-ce pas alal jooju yëpp pendant 1 an war na mën a eggale bâtiment bu ndaw bi ndax bâtiment bi bu ma xoolee nii motul dara du espace bu yaatu kon donc nii mën nañ ko liggéey même pas 1 mois 1 an 6 mois mais déggoo ma bâtiment bi léegi mu def 2 ans te ñoom instant yi nii ni ma gisee seen système maanaam jubluwuñu sax pour liggéey ko instant bi nii ñun ñi nga xam ne ñooy commerçant yi yu ndaw yeeg yu mag yi ñun lañuy sonal instant bi nii ndax ñoo nekk ci guddi yi nga xamante ni
vraiment ñu ngi bëgg a nelaw mais mënuñu nelaw suñu xel dalul ci suñu bërëbu liggéeykaay maanaam liberté totale ak dund bu ñu arrangé ñun amuñu ko fii daal vraiment tellement désolé ñun sonn nañ quoi. sonn nañ trop ci mairie bi daal. dégg nañ suñuy enquête dégg nañ suñuy enquêtes yi nga xamante ne il paraît que mairie bi ñoom biñ paree bàyyiwoon nañ fi ay matériel ak ay béton xaw ma ak ay ciment yooyu mais dafa mel ni ñoom ñoo ko roñaat yóbbu. waaw ñoom seen biir la rek ndax chantier bi depuis ba mu tàmbalee ba léegi mën naa ne valeur yi ñu ngi woon ci biir chantier bi ñi nga xamante ni ñoom la ñu wóolu woon ba jox leen chantier bi ñooy sàcc matériel yi di ko jaay souvent da ngay gis seretu mbalit bu ñëw doo am fu mu ko tuur day taxaw obligé këpp ko ci suuf en même temps fii amoon na ay pôlu mbalit yu mag yi nga xam ne ay polybène la bu jamono yi sax la tane woon ndax mbalit bi mën naa déborder 100% mais léegi la débordement bi gën a ëpp ndax boo xoolee secteur marché bi yëpp mbalit la n'est-ce pas jëlal nga ko sa bopp yaa nga xool mairie bi gisuma liggéeyam man gisuma liggéeyam man gisuma njëriñam ndax ba ma fii fekk dafa neexoon ci man mais gisuma njëriñam ndax ma yàqal lu bëri yàqal ñu lu bëri neexul ba neexul dañ koy wax mu neex koog mu naqari ko dañ koy wax gisuñu njëriñam gisuñu njëriñu Caaroy ci da kaw daf ñoo sonal mi ngi ñuy yàqal bàyyiwul kenn li muy ñor di moo amul njëriñ bu ko ci toppee du am dara